jërë ngeen jëfati ci ànd bi ak télévision Futurs Médias dal leen ak jàmm ci xibaaru marax yi ponk ci gën a fës kër gi nag di OFNAC jàppale ni nag nekku rek ci ndigalu procureur de la République njiital OFNAC nag moom moo ko xamle gannaaw nag génn bi nga xamante ni ministère public defoon na ko rek jëm ci rapport bu COUD moom njiital OFNAC nag mu teg ci ne kër gi moom boppam ci loolee sax maître Moussa Sarr daal di ko ci feelu ne nag kàddu yi nga xamante ne nag kon njiital OFNAC yëkkati na ko doon na kàddu yoo xamante ni kàddu yu jaar yoon la moom avocat à la cour boobu teg ci nag ne li nga xamante ne nii moom la ñu seetlu rek moo di ne amul benn ndigal boo xamante ni moom soxna si war na koo rek kon daal di am mu jóge nag ci procureur lu soxal Aliou Sall nag ak waat gi nga xamante ne waat na ko askanu Sénégal gis ko mu jël loxo ba teg ca kaamil di waat nag loole nag Mactar Ndiaye imam Mactar Ndiaye delsi na si ci solos nag waat ci diine naka noonu nit ki xam-xamam màcc ci wàllu politique di Bakary Domingo Mané moom la mu jàpp rek mooy maire bu Guédiawaye nag wax ji nga xamante ne nag wax na ko ak ni mu doxalee rek dafay jéem a laal xolu askan wi njëgu carburant bi yokku nag moom fi mu ne nii daal nay doon loo xamante ne nag waaye jëfandiku yi ñu ngi koy naqarlu xibaar la boo xamante ni mi ngi tukkee ci Libération nee nañ nag li ko waral bokk na rek ci perte yi nga xamante ni nemmeeku nañu ko ci atum 2018 loole nag ñu ne toll ci téeméeri milliards ak juróom ñi nga xamante ne ay way jëfandiku na nag moom mënuñoo dégg rek googeek yokk beneen yokk nag ñu ngi koy xaar nee nañ du ñàkk ci courant bi sénégalais yi nag ñu ne ñoom xamatuñu daal yëf yi lan la leen di bëgg a nuru suñuy naataangoo dem nañu rek seeti nag ñenn ci njaboot muy góor ak jigéen ay soxna ay borom kër yoo xamante ne nag jaaxle nañu ndax nee nañ li nga xamante ni mooy courant bi bu yokkee dina gën a metti ci ñoom ndax la ñuy dund rek ay jafe-jafe la ba noppi tàggat yaram dinañ ci wax Sénégal Algérie ñu koy xaar nag boobeeb jongante jàppale ni nag Sénégal mësta am ndam ci kaw Algérie ci compétition officielle waaye nag Mayacine Mar mi nga xamante ni moom mooy directeur technique national am na yaakaar c'est équipe bu Sénégal ne 3 points yi sax muy ñetti points yi kon mën na koo assurer dinañ def taxaw seetu tamit ci boobeeb rek équipe ndax ay coppite duñu ko indi ci diggante Sénégal ak Algérie bu ñu sukkandikoo rek ci kàddu yi nga xamante ne tukkee na ci entraîneur bi di Aliou Cissé mbokki ponk yaa ngi nii bu ngeen taaxirloo tuuti ñu faram fàccee xibaar yi. dalee na jàmm ci xibaaru marax yi ñu doore ko ak kër gi di OFNAC njiit la nag àdduna nee na kër gi di OFNAC nag nekkul ci ndigalu procureur de la République gannaaw nag génn bi nga xamante ni ministère public defoon na ko rek ci rapport bu COUD moom soxna sosé nag teg sax ni kër gi di OFNAC jàppale ni nag kër gu moom boppam la tey jii la ko xamle rek ci ab lël boo xamante ni ñi ngi ko doon amal mu soxal nag wàllu ger Ibou Diouf ma nga fa woon. bu ñuy wax ci wàllu guerre fii ci réew mi bëri na ay kër liggéeykaay yu ñu ciy tudd loolee nag ñu koy faral di fësal ci ab rapport bokk na ci kër yooyu ñu tudd COUD tax na nag directrice bu OFNAC sukkandiku ci bi la ndaje ngir ñëwaat ci li nga xamante ne rek procureur bi moo ko sàkk woon ngir ñu saytuwaat bi le dossier. ak liggéeyil si suufi auto procureur du mooy ki nga xam ne moo ko naan defal nii wala defal na le loolu moom mënut a nekk. li mu war a def principe de contradiction mun na jouer fu nekk moom bu jotee dossier moo war a xool ndax daf koy jox juge d'instruction su ma ko doon xelal dama ko naan dossier bi na ko jox juge d'instruction ak yeneen dossier yi parce que du boobu rek moom si boppam wax na fukki dossier ak juróom-ñaar mu ngi ko yore dossier boobu dossier Petro-Tim si la bokk bu defoon liggéeyam tey du ngeen toog di ma laaj loolu ndax ni kon romb nañ fi. ci kàddu directrice bu OFNAC nee na nag procureur moom jiitewul li nga xam ne rek mooy OFNAC kër liggéeykaay boobee dafa yor liggéeyu boppam. waaye ñun suñu liggéey pare na te mënuñu ko delloo du xaar sax ñeenti at ba mu ko jotee léegi di ñu soog a delloo lu tax xaar ba léegi dossier bi jox nañ ko depuis 2015 2019 la ñu koy soog a jox lu tax tànn boobu dossier si fukk ak juróom-ñeent yi mu yore lu tax lu may laaj xëy na dinañ am tontu. fii ak fan yu néew dinañ jébbal rapport OFNAC 2017 njiitu réew mi laata ñu koy jagleel askan wi laata boobu nag OFNAC ñoom ñu ngi xalaat ci nu ñu nar a taxawee rek ngir xeex lépp lu aju ci wàllu guerre fii ci réew mi. amuñ benn gàllankoor non amuñ benn gàllankoor suñu budget bi doy na ñu yokkal saa yu ñu laajee ñu yokkal ñu ko amul kenn kuy ñëw nañu liggéeyee leen nii wala liggéeyee leen ne leen. maa ngi enquête maa ngi def prévention
mission OFNAC ñaar la du enquête rek du jàpp kenn OFNAC du tribunal OFNAC du gendarmerie OFNAC mission de prévention lañ ko sant mooy gàttandu ger ak xeex ger ñaari yëpp ñu ngi si. jamono ji nag coow li bëri na lool ci wàllu ger fraude ak li ni mel donte dañu jàpp ne rek kër bu autonome la terewul nag ñu jàpp ne seen liggéey moom yombul dara. Seynabou Ndiaye Diakhaté lay wuyoo muy nag njiital OFNAC maître Moussa Sarr nag nee na kàddu yooyu mu yëkkati moom njiital OFNAC di xamle nag ni kër gi di OFNAC kër gu moom boppam la sukkandikuwul ci procureur de la république nee na moom loolu ànd na ci lu mu dëggal la moom maître Moussa Sarr mu teg ci sax ni soxna soosu nag amul benn ndigal boo xamante ne war na koo rek jëfee mu tukkee ci procureur nee na nag lu soxal mbirum Petro-Tim bi nag ak coow li dañu ko war a rek jébbal ab juge d'instruction su ko defee nag mbir mi gën a leer waaye bu kenn jàpp ni xiiroo ak ŋaayoo moo am rek ci diggante OFNAC ak procureur dinañ ci dellusiwaat du ñàkk ci xibaar yi lay doon ci nasaraan ñu daal di àddu nag ci mbirum Aliou Sall ak waat gi nga xamante ne def na ko jël loxo rek teg ci kaamilu alxuraan askan wi di gis muy waat di wax ni moom loolu ñu ko jiñ nag defu ko tey defu ko ëllëg loolee nag ki nga xamante ni imam Mactar Ndiaye la moom rek delsi na ci solos nag waat ak diine waaye nag ki nga xamante ni moom xam-xamam màcc na tamit ci wàllug politique muy taskatu xabaar bi di Bakary Domingo Mané moom na mu gisee rek mooy ni mu doxalee moom Aliou Sall dafa mel ni rek kuy jéem a laal xolu askanu Sénégal dañu ci ànd ak Maguette Soirée Diallo Jafara Ba. maa ngi téye téere alxuraan bi di waat ci sunu borom di waat ci alxuraan ne lii ñu may tuumaal ne mosula am. wat bi Aliou Sall daal di def niki démb taskatu xibaar yi ñoom wax nañu ci bu baax moom mu def ko ngir setal deram imam bi ñëwaat na si waat ak place am ci islam. waat dafa nekk dafa am importance bu capital ci islam dafa nekk un acte solennel comme ni ma ko waxee léegi nekk acte ngëm yàlla acte de foi ba tax na nit ki bu fekkee dafa jël engagement en tant que jullit waat ci téere bi nga xam ne tey mooy suñu livre de référence ñun alquran mooy livre bi nga xam ne ki dañuy sukkandiku donc bu nit ki demee ba sukkandiku ci waat si ñun dañuy jàpp ne en tant que religieux kooku fautiful il n'est pas fautif. nan la ñuy waate ci islam ak kañ la ñu ko war a mën a def. waaw ci islam moom noo ngi waate bu fekkee dispute am na divergence am na ci deux camps nuy werante leen boobaa comme ay jullit lañu ay way ngëm lañu boobaa am nañu droit dem ci seen téere jàpp ba set ku nekk teg sa loxo waat nee na bu amee ñaari parti yu am ay divergence nanu dellu ci alquran dellu ci sunna nu teg suñu loxo waat ci téere bi bu kii waatee keneen ki ñëw waat bu ko defee nu jël lépp nag jébbal ko yàlla moom faw mu tranché. Sénégal jullit yi ñoo fi ëpp dimension politique bu jëf bi Aliou Sall dal di def am na ci solo. nit mënu ko fooye ba teg sa baat teg si sa loxo te waxoo dëgg donc moom lu muy wut mooy que Sénégalais yi ñu muy waxal def lien bi tout de suite entre alxuraan boobu ak dëgg bi. conséquence bi muy jur d'abord seetal na deram si ñoo xam ne daal pour ñoo xam ne daal gëm nañu que nit ñemewul waat n'est-ce pas si alxuraan te waxoo dëgg. donc mun naa ne ñooñu dafa lañ convaincre ñooy majorité bi xëy na ñoo xam ne daal am nañu alxuraan am na lu muy tëddee te wàllu foi kenn du ko fooyee amul question ñuy posé yaa ngi dégg da ngay gëm wala doo gëm voilà da ngay gëm wala doo gëm. su fekkee ni analyste politique bi. dafa ñëwaat ci waat bi li mu mën a jur imam bi moom jàpp na ni lii gënoon mooy ñi bokk ci affaire bi ñoom ñëpp daal di waat comme ni ko Aliou Sall daal di defee. ma nga Aliou Sall moomee ak tekki ndombal tànkam ci caisse des dépôts et consignation ñi nga xamante ne nag ñoom ñooy liggéeykat ya am nañu lool lu leen naqari ndax ne nañ bëgguñu ko dégg tey bëgguñu ko dégg ëllëg ndax njiit lu mel ni Aliou Sall mësuñu ko am nag loolu doon loo xamante ne nag seede bu ñu indi ci moom la ndax njiit du ko gën la ñu wax El Hadj Amadou Samba moo wax ci turu liggéeykat yooyu ñu teewlu ko ak Mamadou Fall. bañ ko fale septembre 2017 monsieur Aliou Sall li mu njëkk a def mooy dafa indi doxalin bu méngoo jamono ci kër gi indi ak kóolute suñu diggante ak ñu ñuy bokkal liggéey bi mooy lu ñuy wax partenaires yi di liggéey ak caisse dépôt moderniser kër gi maanaam yeesal ko
yokk si yokk koom-koom gi ba pare indi projet yu mag yemu si mu yaatal liggéey bi indi projet yu xam ne dafay dëgëral réew indi jëfin yoo xam ne dafa tax caisse de dépôt bokk tey si kër yi nga xam ne ñu ngi liggéeyal Sénégal si wetu nguur gi ñun nag dañu gëm ne monsieur Aliou Sall mot na njiit te am na compétence pour jiite kër gu mel nii looloo tax ñu jóg bëgg a naqarlu décision bu mu jël ne dafay démissionner ci kër gi loolu moo doon communiqué bu ñu bëggoon jottali. mangook kër googee sax Cheikh Tidiane Ba moo ko wutu ci bopp caisse de dépôt et consignation mu doon nag loo xamante ne nii nag kon lu yees la lu ñu daal di def rek nataalam Aïssatou Paye moo ci dikk ak ñun. Cheikh Tidiane Ba wutu Aliou Sall ci boppu caisse de dépôt et consignation lu ni mel nag mi ngi am ginnaaw bi Aliou Sall tekkee ay ndombal tànkam Cheikh Ba nag ñi ngi ko tabb foofu ci jamono yoo xamante ne Aliou Sall ñi ngi koy joxoñ baraamu tuuma mu ñeel ab njort ci wàllum guerre aju si contrat yu pétrole te BBC fësal ko Cheikh Ba nag kon jóge na sa direction générale des impôts et domaines ba mu doon jiite 2014 ba tey mu di kër goo xamante ne amoon na fa ay ndombal tànk yu bëri foofee nag mu def liggéey boo xamante ne ay naataangoom yu bëri di ko rafetlu ci wàllum politique nag Cheikh Ba di milité ci APR ca Médina doon fa sax ab responsable Médina nag doon fa mu fekk baax ndax jàngam fa la ko tàmbalee ca école 5 laata muy dem Prytanée militaire Charles Thiororé ca atum 1978 Cheikh Ba nag ñu jàpp ne nit ku xarañ la ndax concours général philosophie ci atum 1984 jëloon na ab raaya am nag ay lijaasa yu kawe mu soxal wàllum koom rawatina nag ca yorin wi ñuy fàttali ne Cheikh Ba ci ñi mës a yore direction générale des impôts et domaines moom la si ay atam gënoon a néew ginnaaw nag DGID bi la Cheikh Ba léegi war a doxal CDC foofu nag lu bëri ci liggéey di ko fa xaar. niñ ko waxee woon ci ndoxteelu xibaar yi carburant bu yokk yéenekaay bi di Libération moom moo ko xamle gannaaw loolu nag ñu ne li ko waral rek bokk na ci ay perte maanaam loo xamante ne ñàkk nañu ko ci atum 2018 ñu xayma ko nag ci téeméeri milliards ak juróom ñi nga xamante ne ñoom ñooy way jëfandiku yi nag yëf yi ëlëb na leen ki nga xamante ni moom mooy Faty Dieng sunu naataango dem na rek seeti ji ñaar muy Seydou ak Ibrahima Ndiaye lañ leen di wax nañu nag li nga xamante ne ni moom mooy seen yitte li leen metti lool ci carburant bi. Seydou dawalkatab taxi la ëpp ñaar fukki at a ngi nii yokku njëgu carburant gi xabaar la bu mu dégg ñu koy waxtaanee. si garage taximaan yi foofu la dama ko dégg mu ne gasoil bi dañ koy yokk waaw loolu dañu jaaxal trop su yokkee rek du baax. Ibrahima Ndiaye moom ne yëgul tinul boobulee xabaar sax ci ñun la ko déggee. Le litre c'est à 590 95. Pour le moment waaw. jot nga information bi ne dañuy yokk essence bi. déedéet dégguma ko woon ci yow laa ko dégg. ñoom ñii nag ne bi la yokku xel sax mënu koo nangu. ah xanaa lu bette lay doon ak loo xam ne dana ma sax jaaxal ndax réew moo xam ne ñi ngi naan pétrole dafay feeñ wax dëgg yàlla dañoo waroon a séentu gasoil ba ak mbir yi xaw a wàññeeku ak courant ba kon kay suñ déggee nii wax dëgg yàlla dafa bëgg a yokku loolu moom ak jaaxle la nar a jur ko. su gasoil bu seeree moom du ñu arrangé waaw du ñu arrangé man chaque jour dama jënd 10 000 francs gasoil chaque jour. est-ce que sax déjà yaa ngi ciy génn. non yenn saa yi du ma génn waaw yeneen saa yi du ma génn daf ma jaaxal waaw parce que fu mu nekk nii saa dañu yaakaaroon gasoil bi fu mu nekk dañu wàññeeku waaw ñu dégg ni nga koy yokku kay moom xam nga loolu su yokkee rek du ñu arrangé dara. askan wi ne lu ni mel jaaduwul te kilifa yi war nañ cee wax. ñu ngi interpellé gaaw autorités yi ñu teel cee wax ndax réew moom dañ naan bu fa pétrole génnee ak richesse ñëw na fa ay ceew kon waruloon a yokk wax dëgg yàlla ñaanuñu mu yokk daal vraiment wax dëgg yàlla. bu nu sukkandikoo ci Libération bi joxe bile xabaar ne yokku njëgu carburant gi askan wi dinañ ko yëg li ko dalee benn fan ci weeru sulet bi nu dëgmal.
Faty Dieng yokk boobu ñu ngi koy wax it ci courant bi yoon nag njaboot gi ñoo jaaxle rawatina ak borom kër yu góor yeeg yu jigéen ñi nee nañ bu ñu ko yokkee daal yëf yi dana gën a metti ci ñoom ndax li ci gën a yéeme sax mooy dund gi cher na ba noppi ñu bëgg cee yokk nag courant loolee nag doon na loo xamante ne xel sax mënu koo nangu. Aminata Mbaxe Sow, Mohamed Dieng. bokk na ci service yi ñu ne mën na am seen prix yokku fii ak juillet mooy facture courant yi. population bi sonn nañu mais ñoom ñoo ñu war a dimbali yokk courant moom instant bi nit ñi lu ñu lekk lañ taluñu ay courant ay électricité. mais vraiment le courant bi cher na trop ñu mënoon def daal ba mu wàññeeku daal gën a wàññeeku daal dina arranger tous les Sénégalais. njaboot gi dëkk Wakaam yaay ji ne mënut a dégg loolu fi mu toll ni charge familiale ak fayum courant ndox meek doy na sëkk. mag la nag waaye dafa metti dafa seer dañ ñu see war a jàppale nag waaw ñun yenn saa suñu facture dina doon 150 wala 100 wala 100 ba tegal 150 yi yenn saa day mot waaw ay yoon ñëw na fi 150 comme ñi këru famille rek. këru famille parce que lii yëpp ci la bokk am frigo am na ñaari frigo ñetta ak bu néeg bu nekk tale. mu mel ni Sénégalais yëpp ànd wax fi mu toll ni bëgguñu benn yoon ñu yokk benn prix muy courant ndox wala yeneen. dañ la ñu wax waaye waxu ñu yokk dañ ko war a wàññi jàppale ñu parce que métti na ci ñun torop suñu borom kër yi amuñu liggéey bu baax liggéeyuñu ñu ngi xëy di ñun jigéen ñi ñooy jóg di daw di daanu. maa ngi ni damay doog a wàcc uti lu ma am ngir njaboot gi. lu ñu dimbale Sénégal yi mooy ñu wàññi lépp que Sénégal yi mën a vivre convenablement mais quant à augmentation sur le prix de l'électricité ak yooyu vraiment ça pose problème. bu dee sax annoncé nañu yokkute ci facture courant bi teewul am na yeneen produit yu ñu ne seen prix mën na yokku ci mois de juillet bokk na ci ciment bi ak tamit carburant. Aminata Mbaxe Sow mënuñu nag wax courant te duñu wax rek naaj Sénégal nag bokk ci réew yi nga xamante ne naaj bari na fi lool te naaj nag ñaare fu ñu ko wax rek courant war na faa mën a bari booy xool nag fii ci Sénégal ñu ne téeméer boo jël sax ci kër yi maanaam ñeent fukk yi ak juróom jotewuñu nag ci courant ki ko xamle nag di ndaw li nga xamante ni moom moo toogal réewum Suisse fii ci Sénégal ba tax na nag mu ne faaw ñu soppi doxalin ci kaw nag ñuy jëfandikoo yi ñu duppee photovoltaïque mu am ab centre boo xamante teg nañu ko rek ngir test ci wàlluk nag système solaire ñu ne nag du yàgg xëy na Sénégal danañ mën a def rek ay fent waaye tamit ay coppite yoo xamante ni daanu ko indi ba ñëpp mën a jotee ci courant ba fara ñi nga lu ëpp ñeent fukk ak juróom ci sénégalais amuñu li nga xam ne moo nekk wàllu courant te boo ko xoolee réew mi bëri na lool lii di jant kon faaw ñu convaincre bu baax a baax ñii di clientèle bi bu ko defee ñu mun a jëfandikoo énergie solaire bi loolu bu ñu sukkandikoo ci ambassadrice bu Suisse fii ci Sénégal. L'énergie solaire est sous-utilisée. énergie solaire bi utiliser wuñ ko lu bëree bëri ci déndu Afrique bi rawatina énergie photovoltaïque bi nga xam ne daanaka fu muy jugee kenn du ko jënd te nag mu disponible mun a yegg fépp défi bu mag bi daal mooy fexe askan bi am confiance di ko jëfandikoo ba ñëpp mun cee jot. Et d'être accessible à tous. jóge ci wàllu courant bi ñu tàmm dem ci énergie solaire loolu faaw ñu tàggat bu baax a baax naka noonu ñi nga xam ne ñoo nekk étudiants yi ci wàllu énergie bi nga xam ne mu ngi jóge ci jaww ji. permettre ñu wax la panneau bi baax na wala baaxul wala li ma ci rëq wala li ma ci rëqul donc loolu nekk na benn mission boo xam ne dina am importance. teg nañu ay place ay dispositifs yoo xam ne permettre étudiants yi ñu mun a xeltu xool am défi boo xam ne maanaam bépp type de panneau ñu mun koo saytu gis bu baax a baax jël ay mesures nécessaires ngir naka fexe erreur yu bëree bëri ñu mun koo gis. de pouvoir travailler pour pouvoir disons déceler les erreurs. ak centre bi nga xam ne mooy saytu lu jëm ci wàllu système solaire bi lépp loo xam ne ci wàllu innovation ak li nga xam ne moo nekk wàllu xeltu ba moytu dinañ ko xaar fii ci Sénégal. yaakaar nañ ne fii la quelques semaines wala quelques mois matériels yi dugg Sénégal dina nekk ay matériels yu labellisé yu mucc ayib ba nga xam ne kenn dootul xalab centrale solaire yi wala équipement yi ñëpp dañ koy aakimoo mu nekk loo xam ne day bëri ci gox ak goxaatu Sénégal yëpp ba ñu mun atteindre accès universel à l'énergie. centre de test de système solaire nag nekk bu njëkk ci Afrique soowu jant bi loolu nag dina tax Sénégal mun a saytu bu baax a baax wàllu matériel bi nga xam ne jëm na ci wàllu solaire boobu mu nekk qualité bu baax.
jaajëfal ko Pafar ñi ngi ñu wax rek ci xeex sinébar fii nag ci Sénégal mu doon loo xamante ni jëwriñ ji dénk biir réew mi ngi ci nag pilier waajur yi nag ñu def seen kéemtalaay kàttan ndax ñoom képp buñ ci duggee xeex bi nag dana gën a ñoŋ tey nag mu doon amal rek li nga xamante ne ni mooy nag ndorteelu ay bis bi ñu jagleel li nga xamante ne nag moom mooy xeex wàllug sinébar ay bis boobee nag ñu daal di koy amal ca lycée Seydina Issa Rouhou Lahi mu nekkoon lycée Parcelles Assainies ñu ne nag li waral ñu def ko foofee rek bokk na ci li ñu nemmeeku ndongo yu bari dañuy jëfandikoo sinébar Ali Nguy Ndiaye ñu teewlu ko ak Salif Sow. lycée c'est le lieu fi xale yi di daje pour jàng ci yoon jàng moo leen ko war a indi message de sensibilisation yi du ci classe bi rek lañ ko war a mën a defee du ci école bi rek lañ ko war a mën a defee war nañ ko def ci kër gi di xool lu suñu doom yi di def di xool lu suñu doom yi di wax tey nag la vérité mooy parents yu bari dañoo dindi seen loxo muy man muy sama morom. na xale yi jàng di tux ci école la ñuy jàngee tux yàmba la ci ëpp lépp xale yi koy def cigarette lañ jëkke bu xale bi tux cigarette nga bàyyi ko muy dem bu mu tuxee yàmba ëllëg bu la bett kon loolu am na solo gouvernement mën a def ay effort def nañ ci yu bari. le gouvernement mën a def fexe ba xale yi di jàng ci classe yi ni ñu ko war a mën a fexe bu moytu ko mooy module bi ñu wax ni dugal ci outil yu bees yi nga xam ne xale yi dañ fay dem ñu koy xool loolu gouvernement mën na ko def nañ loi tey kuñ ci jàpp daal di lay tëj loolu sax tey ñu ngi ciy waxtaan est-ce que solution parce que bari na ci ñoo xam ne ñii du ñàkk at yeneen tëj ci kaso mën naa bu ko passé woon leneen danañ éduqué wu génn ci loolu te loolu mooy réalité kon solution bi ce n'est pas uniquement ci loxoy nguur solution bi également mi ngi ci pareil. mu nekkoon jëwriñ ji ñu dénk biir réew mi tàggat yaram nag ci la ñuy jàll rek wax ci jongante bi war a dox ci diggante sunu gaynde yi Sénégal yi ak Algérie ci Coupe d'Afrique des Nations bi la nag mu nekk seen ñaareelu jongante la fas yéene doon waaye jàppale ni boobu compétition nag mën nañ koo jàppee ni final ci groupe C bi ndax Sénégal mësta am ndam ci kaw Algérie ci compétition officielle waaye Mayacine Mar di directeur technique national moom na mu gisee rek mooy Sénégal kon ñetti points yi ñuy wax rek mën na koo am ci kaw rek mu wane boppam ci jongante boobu lee Mayacine Mar ñu teewlu ko ak Mamadou Ndiaye Mor Kharma. waaw mais c'est une bonne équipe tu sais ñoom ay footballeurs la ñu comme ñun également aussi mën a football am équipe nekk équipe boo xam ne pays de football comme ñun mais nekkul lu nga xam ne également aussi xaw nañu tiital wala mu nekk lu nga xam ne peut-être mën na nekk obstacle pour ñun non au contraire am na lu ñu gëm suñu bopp am nañu ay valeurs am nañu également aussi ay qualités yoo xam ne effectivement war nañu mën a gagner Algérie. Algérie bon xam nañ ko bu baax je pense que yàgg nañ ko jouer. waaw mais ñàkk a gagné yëpp c'est parce que benn bi en 2017 pratiquement on lui a mis l'équipe la deuxième équipe def match nul mais am naa yaakaar que ni bu soobee yàlla ak yonent bi li ci war yëpp entraîneur bi nga koy préparer pour effectivement li ngeen di wax ni ñu mën ko gagné bi yoon incha allah. Sénégal Algérie alxamis bi ñu dëgmal lay doon ndax ay coppite dana am rek ci fukki gaynde yi ak ñaar yi war a nag nekk ci tanière bi ndax dana wute rek ak li ñu gisoon ci Sénégal Tanzanie ñu ne lu mën a nekk la bu ñu sukkandikoo ci Aliou Cissé gannaaw kàddu yi nga xamante ne rek yëkkati na ko ci match Sénégal Tanzanie bi mu noppee Cheikh Sadibou Diarra ci leeral. ay coppite ci équipe bu Sénégal ci seen jongante ak Algérie alxames bi Aliou Cissé jibal na ko loolu nag ci milieu de terrain bi lañ ko gën a séntu ak joueur bu gën a défensif ku mel ni Alfred Ndiaye. bi ñu jëm milieu de terrain bi ñun ñoom ñu waroon empêcher ñu jouer mais ñun on était un peu ñoo leen gënoon nekk à l'aise ci milieu bi mais par contre équipe Algérie bi ñoom soo leen waruñu leen a bàyyi ñuy jouer donc il faut ñu am dañuy alterner ñaar ñëpp dañ leen di war a xañ football ba pare ñun ñu football loolu nag. man ni ma gisee groupe 23 joueurs yi am nañ ay nit ñu ko mun a def. ci seen jonganteeg waa Tanzanie gaynde yi amoon nañ occasion yu bëri sukkandiku ci système 4-2-4 losange bi ñu jàpp ni warul soppi taxawaay boobu. ci 4-4-2 bi li mu lay dimbali mooy d'abord ci reconquête bal bi parce que doo nekk en infériorité chaque fois da ngay mat parce que 4 la ñuy nekk ba pare beneen soo amee su la neexee mun nga jouer attaque placée comme mun nga jouer aussi contre attaque moo tax am naa yaakaar ni contre Algérie ak ñoom ni ñu mel ci bal. su ma juumulee même schéma bi mën nañ ko reprendre
mais xëy na suñuy changé xëy na peut-être nit ñi rek la mais yaakaar naa ni 4-4-2 bi système bu baax la pour Sénégal. Sadio Mané star bu équipe Sénégal bi moom dina dellu si 11 bi place su kan la nar a jël tànneef bu metti bu Aliou Cissé yelloo. forcément su ñëwee day joué fan lay joué nag am naa yaakaar ni am na fu ñu ko doon teg place am la su ñëwee ragal naa ni aussi entraîneur bi aussi foofu rek la koy mën a dellawaat donc vraiment di ko encourager ci retour bi muy def nii di ko souhaiter aussi parce que dañ ko suspension moo ko génne woon mu dellu si dooleeg match bu mag parce que Algérie match bu mag la xam naa ni dina lépp lu ñuy attente bi ñu xaar ci moom war nañu ko mën a jox incha allah ci match contre Algérie bi. Sénégal Algérie am na ñetti yoon ci taarixu Coupe d'Afrique bi jongante yooyu nag ci algériens yi la gënoon neex ñoom am nañ ci ñaari ndam ci atum 1990 ak atum 2015 teg ci Tembo atum 2017 muy lu gaynde yi fas yéene door di wëlbati alxames bi. Sénégal Algérie alxames lay doon ñu koy jaajëfal bu baax Cheikh Sadibou Diarra mbokk yi nit sant nañu leen gërëm leen yéen ñi fare woon ci machine bi ak ñi jàpp ci xibaar yi bu mu sotti 20h ci kanam tuuti xibaar yi ci nasaraan ak Chérif Diop.